vous faire la situation du jour. Ce vendredi 24 avril 2020, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les examens virologiques suivants. Sur 528 tests réalisés, 66 sont revenus positifs. Il s'agit de 61 cas contacts suivis par nos services et de 5 cas issus de la transmission communautaire. Ces 5 cas sont localisés à la Médina pour 1 cas, à Touba pour 2 cas, à Mbacké pour 1 cas et à Pout pour 1 cas. 5 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs, donc guéris. Ils sortiront de l'hospitalisation tout à l'heure. Il faut noter qu'aujourd'hui, depuis ce matin, nous avons un cas grave signalé qui est actuellement en réanimation. L'état de santé des autres patients est stable. À ce jour, 545 cas ont été déclarés positifs au Sénégal, dont 262 guéris, 6 décédés, 1 évacué. Par conséquent, nous avons 276 patients sous traitement. En analysant les données sur la transmission communautaire, 2 constats majeurs s'imposent. Les commerçants font partie des personnes les plus exposées. Par exemple, sur les 5 cas communautaires enregistrés, 4 sont des commerçants. C'est pourquoi j'insiste sur le port systématique de masques dans les marchés et autres lieux publics, conformément à l'arrêté du ministère de l'Intérieur. Les mesures d'interdiction et de déplacement interrégions ne sont pas rigoureusement respectées par certains Sénégalais. Cette attitude, au-delà d'exposer leur auteur à la maladie, favorise la propagation du virus. Par ailleurs, dans le cadre de la détection des cas, j'ai demandé à mes services d'augmenter considérablement le nombre de prélèvements effectués par jour. Ceci afin de permettre l'identification d'un maximum de porteurs asymptomatiques. J'encourage le personnel de santé à tous les niveaux de la pyramide et je salue son engagement dans cette guerre contre le Covid-19. À ce sujet, j'ai demandé à mes services de renforcer considérablement leurs moyens de protection. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention collective et individuelle. Ma defal leen situation bu bés bi tey ajuma ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru avril 2020 ministère de la santé et de l'action sociale jot na résultat wu examen wu bés bi ci juróomi téeméer ak ñaar fukk ak juróom ñetti test yi ñu def tey juróom benn fukk ak juróom benn ñëw nañ positif bon nag am nañ doomu jàngoro bi
si juróom-benn fukk ak juróom-benn yooyu juróom-benn fukk ak benn ay cas contact la yu ñuy suivre ci suñuy service juróom yi mooy cas bi xamante ne mooy transmission communautaire mooy ku ko am te xamuñu fan la ko jële juróom yooyu benn bi fii ci Dakar la mooy Médina ñaari Touba benn bi Mbacké benn bi Pout ñu leen di yëgal tam ne juróom si ñi ne woon hôpital di faju wér nañ ci bésu tey bi dañ leen génne beneen mbir boo xamante ne war nañ leen ko xamal mooy depuis ci suba am na benn cas grave bu ñu yóbbu réanimation ñi ci des seen wérgu yaram mi ngi am tànn bu ñu xaymaa ba mu commencé ba léegi juróomi téeméer ak ñeent fukk juróom ci ay cas la ñu déclaré fii ci réew mi ci lim boobu ñaar téeméer ak juróom benn fukk ak ñaar wér nañ ci kenn évacué nañ ko juróom benn génn nañu àdduna bon dëkk tey ci suñu hôpitaux ñi xamante ne ñu ngi leen fay faj toll nañ ci ñaar téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom benn bu ñu xoolee situation bii ñu leen décrire tey am na ñaari jàngat yoo xamante ne il faut que ñu def ko ci jàngat bu njëkk bi mooy que ne feebar bi yab na bu baax commerçant yi ci juróomi cas communautaire yi ñu am tey ñeent yi dañuy liggéeyee ci marché bon dëkk ñuy demander que ne solu masque bi ñu bañ ko bàyyi mukk ci li jëm ci marché yi respecté bu baax arrêté bi xamante ne ministre de l'intérieur moom la génne am na beneen mbir boo xamante ne itam lu am solo la mooy dañoo seetlu ne jokkalante bi région ak région dakkul ba léegi te loolu daf ñuy ëndal ay tolof-tolof yu mag ci suñu liggéey ñuy wax ne tam demandé nañ suñuy service ñu yokk bu baax a baax prélèvement yi ci cas contact yi pour que ñu mën a ràññee bu baax a baax ñi am feebar bi ci biir te waneeguñu ko ñu ngi encourager bu baax personnel de santé bi di leen féliciter seen liggéey di wax ne joxe nañ ay ndigal yu wér pour que ñu yokk bu baax a baax seen kaaraange ministère de la santé et de l'action sociale mi ngi ñaan population sénégalaise yi ñu topp bu baax a baax ndigal yi ñu leen jox pour que ñu mën a xeex génn Covid-19 bi ci réew mi maa ngi leen di remercier bu baax. mu ngi noonu kon jërë ngeen jëf mbokku téléspectateur yu télévision Futurs Médias dal leen jàmm ci makkaanu jëwriñ jor wàllum wérgu yaram déglu ngeen ko bilan bu mu def tey ci xayma li nga xamante ni moom la ñu am ci wàllu doomu jàngoro ji ak ñi nga xam ne jot nañ leen testé fenn nag la ñuy teg suñu baaraam ci li nga xamante ni jot na ko wax moom le ministre Abdoulaye Diouf Sarr mooy benn cas grave bi nga xam ne jamono ji mu ngi ci réanimation expert yi ci mel ni professeur Moussa Seydi waxoon na ko nee na am na fi nga xamante ni dañ ci toll ci doomu jàngoro ji ci ñi nga xam ne am nañ ko ci réew mi bu ñu dépassé benn limite bi dañu gis li nga xamante ni dana leen jaaxal kon cas grave bi nga xam ne signalé nañ ko tey mu nekk réanimation war na yee ku nekk ci ñun ci li nga xam ne tey ji
yegg na dayoo ci li nga xam ne mooy suñu réew muy Covid 19. gis nañ ne également record la ñu amal tey ci wàllum test wante itam ci wàllum ñi nga xamante ni ñoom ñoo am doomu jàngoro ji ndax nee nañu lu toll ci 276 jamono ji nii muy ñaar téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-benn ñi nga xam ne ñu ngi ci wàllum sous traitement docteur ñu ngi leen di topp ci jamono ji nii ci lopito yi ci région yi nga xamante ni am nañu ñi nga xam ne ñoo am doomu jàngoro ji ñu leen ciy topp kon loolu mat naa bàyyi xel bu baax a baax. ci li nga xam ne également gis nañ ko nemmeeku ko ci li nga xam ne mooy jàngat ministre bi wax ko mooy li nga xam ne mooy record ci wàllum test yi ndax digle la jëmale ko ci ñi nga xam ne ñoom ñoo yor wàllum wér-gu-yaram ci test yi ñuy faral di amal mooy ca Institut Pasteur wala ca IRSF ñu yokk li nga xam ne moom mooy test yi ñuy amal yokk nañ ko ci fan yi ñu génn yëpp ñu ngi gis ne bis bu ne ñu gis ne record dañ koy am ci wàllum test wante itam ci wàllum ñi koy am mooy wane ne rek doomu jàngoro ji ñu wax ko bañ ko wax mu ngi ci biir réew mi mu ngi circuler ku nekk ci ñun nag am na ci wàllam am na ci responsabilité bi nga xam ne war nga ko cee taxaw ndax tey def nañu lu toll ci 588 tests juróomi téeméer juróom-ñett fukk ak juróom-ñetti test yi nga xam ne amal nañ ko ñu gis ne lu toll ci juróom-benn fukk ak benn ci doomi aadama am nañ ko ñu nemmeeku ne itam cas communautaire yi ba léegi ñu ngi ci biir réew mi ñu gis ne également Médina nemmeeku nañ fa benn Pout également gis nañ fa benn cas communautaire ñu gis ne boobu ba léegi am na ci ay gox yoo xam ne li ci mel ni démb Tivaouane muy cas bu njëkkam bi mu am tey ji itam gis nañ ne Pout am na cas am muy cas communautaire gis nañ ne également fële ca Touba cas communautaire yaa ngi yokku donte sax préfet bi jëloon na ay mesures yi nga xam ne mooy tëj marché yi wante itam ci wàllum transport bi gis nañ ne également mesure dogal yi ñu ci jël wante ba léegi gis nañ ne cas communautaire yi ñu ngi wëy di continuer ci gox boobu wante itam ca Mbacké ñu wax ko benn cas communautaire bi nga xamante ni nemmeeku nañ ko fa ñu gis ne kon li nga xamante ni mooy dayoo bi feebar bi am ci réew mi jéggi na dayoo ku ci nekk ci ñun war na cee bàyyi xel ba tax na sax ministre bi ci boppam mu ngi ñëwaat ci digle bi nga xam ne amaloon nañ ko muy wàllum sol masque takk sa masque fépp fooy dem ak bépp bërëb boo mënti nekk gis nañ ne cas communautaire yooyu ñeent ñi nga xamante ni am nañ ko tey ay commerçant lañu kon commerçant yi ci seen bopp lii war na leen yee war a bàyyi xel bu baax a baax que ni ñoom bërëb yi nga xam ne tey ji ñu ngi koy fréquenté yi ci mel ni ay marché yi ni mel war nañu bàyyi xel bu baax a baax ci li nga xam ne mooy digle yu bàyyeekoo ci ñi nga xam ne ñoom ñoo yor wàllum wér-gu-yaram kon askan yi ñuy seetaan li ñuy faral di wax jamono ju ne rek ubbi leen seeni gët bu baax a baax yokk wàllum responsabilité ndax ku ci nekk ci ñun responsable nga ci wàllum feebar bi ndax li ñuy wax rek ñëpp bu ñu boolee seen doole ñu taxaw ñun ñëpp nekk benn dank def benn say mën nañu daan feebar bi wante bu ci amee ñoo xamante ni ngeen baal ñu ci waxin bi ay indiscipliné yoo xam ne dañuy def naka sudul noonu tere nañu transport interurbain ñu gis ne ba léegi am na ñoo xamante ni dañ koy def ñu gis ne ñoom dañuy favoriser dañuy yombal virus bi buy continuer di circuler loolu ci ñàkk patriotisme la bokk ku ci nekk ci ñun am na wàllum patriotisme boo xamante ni war na la gane si wala bokk war nga koo taxawee ñu fexe ba ñun ñëpp ñu taxaw xeex coronavirus bi ndax mu ngi wëy cas grave bi nga xam ne tey signalé nañ ko rek war na tax ba ku nekk ci ñun gën a jekk la taxawaay bi gën a nekk responsable ci sa taxawaay ci wàllum kër yi ci wàllu dem beeg dikk bi boo amul looy def toogal sa kër amoo foo jëm toogal sa kër nga toogin woo xamante ni sa njaboot ci boppam dana cee jàngat lu bëree bëri ndax moytandiku booy génn di dem ci bërëb yu ci mel ni ay marché ak yeneen nga xam ne bërëb yu ñuy fréquenté la wala sax ca boutique ba ngay dem takkal sa masque nga dem boo ñëwaatee ndox ak saabu balaa ngaa laal leneen raxasul sa loxo ba mu set wecc nga door a jublu ci leneen boo ko defee sa askan sa njaboot ngay aar wante itam da nga bokk ci li nga xam ne moom la ku ci nekk ci ñun sàkku ci taxawaay ba ñu mën a daan coronavirus bi loolu li nga xamante ni taxawaay la boo xam ne war nañ koo taxawee ku ci nekk si ñun kon digle la rek boo xam ne jëwriñ ji nga xam ne yor na wàllum wér-gu-yaram wax na ko même bu ko waxutoon sax ku ci nekk rek war nga ko jëfee nga boo ko defee rek da ngay bokk ci li nga xam ne tey jii xeex bi la muy guerre bi ñu nekk ci ennemi boo xam ne kenn xamul fu mu nekk mu ngi continuer di wéy di circuler te doo ko teg bët mënoo koo gis xamoo fu mu nekk
kon booy xeex ak kooku noonu da ngay topp ci ñi nga xam ne ñoom la yàlla may xam-xam bu màcc ci wàllu woowu noonu nga taxaw ci ndax ñu mun koo xeex ni mu waree. loolu nekk na loo xamante ni bëggoon nañ ko jottali rek ñi nga xam ne ñoom tey ji ñooy seetaan télévision Futurs Médias nga xam ne jamono ju ne du tàyyi di leen won ay geste yoo xam ne ku ci nekk war na ko def, du tàyyi di leen won ay sport yoo xam ne ku ci nekk war nga koo taxawee, du tàyyi di leen dégtal ay émission yoo xam ne ku ci nekk war na cee jàngat def ay njàngat yu bëree bëri kon li ñuy ñaan yàlla rek jamono ju ne ci weeru koor gi nga xam ne ñu ngi ciy jëm di ñaan yàlla rek yàlla dimbale ñu ba feebar bi mu génn suñu réew nu mu gën a gaawee ndax rythme bi muy doxee jamono ji ku ci nekk ci ñun war na see tiit bu baax a baax. ñu yokk ñaan yi ci kilifa diine yi, ci kilifa aada yi, ci borom kër yi, ci ku ci nekk ci ñun rek jamono ju ne rek nga yokk ñaan yi, ñaan yàlla ci weeru koor bi ci barke yërmande weeru koor gi nga xam ne bokk na ci weer yi gën weer yi nga xamante ni yàlla tànnal nañu ko, yàlla defal ñu feebar bi génn fii nu mu gën a gaawee. kon ñu jox leen dig daje rek benn waxtu incha allah ci xibaaru wolof yi bu ko defee rek ñu ñëwaat defaat leen le point comme ni ñu koy defee bés bu nekk fii ci makkaanu jëwriñ ji nga xamante ni moo yor wàllum wér-gu-yaram jërë ngeen jëf.